jërë ngeen jëf si topp beeg kóolute beeg yaakaar bi ngeen topp programme mu télévision info Karang di sàkku si yéen saa yu nekk rek ngeen daldi abonné wu si la télévision info Karang. ajuma méngoog fukki fan ak juróom si weeru mai le collectif des conseils de leaders de la commune de Karang amaloon nañ seen sortie ngir ñu daldi waxtaanee ci koppar bu nga xamante ni le maire de la commune de Karang di Diogène Gomis génnew na ko ngir mu dimbale askan bi si mi mbas di Covid-19. gis nañ ne nag gannaaw bu ñu amalee seen ndaje ci mairie bu Karang koppar googu daal dina am ay jafe-jafe daal di lënt lool ci boppu nit ñi. le collectif des conseils de leaders de la commune de Karang amal seen sortie ngir ñu leeral ngi biir koppar fan la jógee ak nan la amee dina mel tax ki mel ni moom Balla Diop jël na kàddu sur la télévision info Karang ngir mu leeral. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu waa adduna bi di nuyu waa Sénégal di nuyu waa région de Fatick di nuyu waa département de Foundiougne di nuyu waa arrondissement de Toubacouta di nuyu waa commune Karang jotaay bi li ko waral dama leen bëgg a xamal ne ci turu collectif bi ngeen gis ñu toog nii sama wet commencé ko ci à ma droite di monsieur Daouda Ndiaye di conseiller municipal à la mairie de Karang, monsieur Ibrahima Thiam conseiller municipal à la mairie de Karang, monsieur Balla Diop mii di wax conseiller municipal à la mairie de Karang ak monsieur docteur Abdourahmane Diallo di conseiller municipal moom it à la mairie de Karang, monsieur Ousmane Sène di conseiller municipal moom it à la mairie de Karang ak monsieur Babacar Badiane di conseiller municipal à la mairie de Karang. waaye ñu am beneen ndombol tànk boo xam ne nii dañ koo ëmb muy ay leader lañu ay leader de parti ba tax na collectif bi mu ngi tudd collectif des conseils des leaders de la commune de Karang. ginnaaw balaa ñoo dugg nag ci waxtaan wi dañuy sant yàlla bu baax a baax ci àjjuma tey ji tombé le 15 mai 2020 ci yaatal bi nga xamante ni président de la république Macky Sall def na ko ci Covid-19 bi ñuy dund nii jàkka yi ñu xamoon ne dañ ko tëjoon ak jumaa yi ba mu xaw ci def benn oyofal tuuti ba tey nit ñi commencé waat di julli ci jàkka yi ñu ngi ko ci gërëm bu baax di gën a sensibiliser comme ni mu ko waxee it ñu gën a respecté barrières yi nga xamante ni moom la ñu tegal askan wi pour ñu mën a mucc ci feebar bi. jotaay bi nag tey li ko waral mooy suñu maire commune di monsieur Diogène Gomis gannaaw ordonnance bi nga xamante ni jot na ko ci président de la république ministre des collectivités locales joxe ko wane ne maire bu nekk am na sañ-sañu mook équipe municipale am bi maanaam mook ñaari adjoint bu dee fu mel ni Karang la tey ñaari adjoint la am mën nañoo délibéré ci bépp fonds boo xamante ni jóg na pour dimbale Covid bi ci kaw loolu le lundi 11 mai maire joxoon ñu benn invitation ñun conseil yi fi toog nii di le collectif ne dafa bëgg lu transparent maanaam dafa bëgg lu leer ci biir li muy doxal bien vrai que jot na ordonnance bi moom la ko yoon may waaye dafa bëgg a yaatal bëgg mu leer ñu santoon ko ci trop nag gërëm ko ci parce que bi mu ñu ko waxee suñu xel daloon na am yaakaar ne lu rafet la lu war a mën a nekk la parce que feebar bi ñun ñëpp ñoo koy dund. lundi bi ñu demee maire xamal ñu li tax mu wooñu ne dafa bëgg Karang dund daana ni ñu fi nekkee ñu seet ci biir poche yi nga xamante ni moom la budget bi am te mu teg ko ci loxo le secrétaire municipal mu xoolal ñu fan lañ mën a génnee xaalis mën ko dajale mën a dimbale askan wi bi ñu proposé loolu ne daf ko bëgg a dénk le secrétaire municipal pour mu liggéey si su paree mu waat ñu mën a wax xool ba xam la ñu génnee na mu toll ak fan nañ ko génnee su ko defee ñu xool nan nañ koy séddalee si askan wi comme nit ñi yëg nañ ne Karang ñu bëree soxla nañ dimbal si mbas mi ñu nekk. bi ñu àndeek moom altine boobu noonu ñu d'accord jubóog moom ci loolu rafetlu ko trop bi ñu waxtaanee ba tënk ñu joxante rendez-vous le mercredi 13
13 mercredi bi ñu delloo secrétaire municipal présenté ñu poche yi nga xamante ni fa lañ war a mën a génnee ay fonds yuñ mën a jàppale askan wi ci mbas bi fonds yooyu biñ ca yeggee le secrétaire municipal li la ñu proposé woon nee na ci biir cabinet du maire carburant mën nañ faa génnee 1,5 million pour indi ko ci li ñu war a dimbalee askan wi ci mbas mi mu dellu gisaat encore si All et marché. Matériel de balayage 500 000 mën nañ ko faa jël pour ñëw yokk ko ci def ko ci xaay bi ñu war a jàppale askan wi. ak beneen encore matériel. ñu génnewaat encore si beneen matériel de balayage 1 million loolu si fonctionnement bi la fonctionnement lañ génnee loolu moom cabinet carburant 1,5 million All et marché matériel de balayage 500 000 matériel de balayage encore 1 million muy 3 millions ñu dellu génneewaat encore ñu dellu génneewaat encore 1,5 million ci fête officielle fête et cérémonie publique ñu génneewaat fa 1,5 million docteur Baye ñu génneewaat fa 1,5 million si fonctionnement 6,5 millions lañ fa génnee ci ay poches pour war ko mën a jëmbalee mbas mi ñu dem ci investissement bi ñu demee ci investissement mu dal di fa génnee au total 4,5 millions ci tënk détails yi ñu ngi nii mais 4,5 millions la génnee investissement ñu teg ci 6,5 millions yi mu génnee fonctionnement muy 11,067 008 francs loolu lañ tënkoon keroog àllarba ne moom lañ mën a génnee pour war ko mën a dimbale askan wi biñ ci waxtaanee ñu ne léegi xaalis boobu su génnee lan ak lan lañ ci war a mën a def ñu proposé woon ko 200 kits yoo xamante ni ñu ko tëralee woon mooy nii famille yi ñu xamul 200 kits mooy ñaar téeméeru famille ñaar téeméeru borom kër wala ñaar téeméeru njaboot yoo xamante ni ku ci nekk mën na la jox benn saako ceeb benn 5 litres diwlin ak benn keesu saabu bu 18 morceaux li des ñu ne nañ ko dem jëndee ji ay gel ay matériel pour mën a saytu feebar bi biñ ci d'accord keroog àllarba ba segg loolu lépp ñu ne léegi 7 quartiers yi kenn ku ci nekk am na liste boo joxe woon ci sa liste d'attente biñ ci liggéeyee kenn ku ci nekk am na lu ñu la wàññil maanaam ñu ngi ko géré woon à 80% ci liste yi 7 quartiers yëpp a ngi nii Escale 2 ñu ngi ko programmé woon 30 ménages Diamaguène 35 Santhiou Sady 42 Kasumay 5 Kaarang Socé 6 Médine 34 Escale 1 42 bi loolu amee ñu ne comme liggéeyee nañ ko noonu vendredi ni ki tey jii le 15 mai la ñu war a ñëw dem pour voter ko vote bi nag le bureau municipal ñooy voté le maire et ses 2 adjoints tey bi ñu invité le sous-préfet mu ñëw pour ñu war a procéder vote bi mu ne encore ñun nañ ñëw toog fekkee ci vote bi ñu demee tey à notre grande surprise nag ci lañu gis lu ñu jaaxal ci ñu liggéey ba tàmbalee woon ak ni mu bëgg a mujjee ni mu tàmbalee woon wax nañ leen ko mais ni mu mujjee tey mooy lan dañoo gis ne maire 11 millions yi nga xam ne ñun moom lañ waxtaanee ak moom le secrétaire municipal génnee ko ci ay poches ci budget bi ba ñu war koo dimbale askan wi ndeke maire jot na engagé presque les 4 millions et quelques mu ngi ci engagé na ko ba mu ngi ci loxoom léegi mu bëgg a voté nit ñi 6 millions et quelques moom la bëgg a voté nit ñi tey li gën a waral loolu nag mooy 4 millions yooyu nga xamante nii nee na moom mu ngi ci loxoom kañ la ko fa génnee diggante àllarba ak àjjuma tey bu dee ci la ko fa génnee kon naka la ko fa génnee te génnee ko ci kaw PV nee na nag dafa dem li tax mu am sañ-sañ boobu dafa dem payeur xamal ko ne ko budget bi dafa am changement bu ca nekk changement bi ci nekk mooy que ne dafa am comment dire dafa am ay modifications yoo xamante ni ci service équipement sanitaire ci service
participation des collectivités kii ci lañ génnee xaalis bu fa nekkoon des murs merci ci lañ génnee yóbbu ko équipement divers loolu nag mu doon lu ñu jaaxal parce que bu fekkee ne dafa am modification bu am si budget bi payeur waru koo def sous-préfet waru koo def le maire waru koo def le conseil municipal ñoom ñoo ko war a def parce que budget dañ koy voté sous-préfet approuvé ko balaa mu koo approuvé da koy yóbbul payeur mu xoolal ko ba xam nan la budget bi tëddee mu soog ko approuvé kon nag bu ñëwee ne dafa am changement boo xam ne nii payeur moo ko defal ñun daf ñuy jaaxal mais jàngat biñ ci am ñun mooy daf ci am loo xam ne dafa tey suñu xel parce que li tax mu dem am xaalis boo xam ne da ko génnee téye ko ci loxoom mooy lim bëgg a jëndal askan wi jaaralewu ko si fournisseur bu ko war a dem jëndi xaalis bu mu def si poosam la bëgg a dem waxaale ji ceeb di ko jëndi loolu moo dul dëgg commune bi doxee noonu na engagé ay fournisseur am ñu indi ko quota bi fii tegal ko fi mu jox ko askan wi kooku dem encaissé xaalisam mais bu fekkee moom mooy dem encaissé xaalis bi def ko si poosam ñëw toog ba pare nag ne nañ ko votel loo xamante ni moom da ko engagé ba pare ñun ci kaw loolu ci lañ ko ne on est désolé parce que li ñu xaw a gën a métti mooy ñaari adjoint yi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ak moom di liggéey ñoom ñoo ko war a jàppale si vote bi ñun waruñoo voté mais bi ñu waxee bi mu proposé loolu adjoint yi si boppam di Abdoulaye Mbodj deuxième adjoint ak Yacine Badiane premier adjoint dañoo ànd ak moom ci loolu ne ko waxtaanoo nañ ko ba pare lépp mën na mën nañ ko voté te Abdoulaye Mbodj moomu di wax mercredi fekku ko fa réunion mercredi le 13 bi moom nekk fa woon kon nan la mën a ñëwee tey rek ne d'accord nañu ne ñoom dañ koy voté comme quoi que ne maire xaalis bi la si poosam ak li ñu war a engagé yëpp dañ koy voté tey jii dafa génne leen rek bu ko mbubboo tey bi loolu amee nag ñu ci leen ko xamal ne kon nag on est désolé parce que mënuñoo waxtaan ak yow keroog altine tënk lii tey ajjuma ñu ngi ay changement yoo xamante ni dëppoowul ak la ñu waxoon ak yow keroog altine devant le sous-préfet témoin ñu ne ko nag duñ mën a toog di xaar di fekkee seen vote ci noonu ci lañ buudee génn salle ba dégg nañ nag ne mujj na ko voté mook bureau municipal am voté nañ ni mu ko xalaatee mais ñu attirer attention population bi li gën a war a sorti bi mooy nañu xam ne population bi ñun li ñu waroon en tant que conseiller def nañu ko maire invité woon nañu ci réunion dem nañu wax nañ ko suñu xalaat wax nañ ko lu ñu bëggee wax nañ ko proposition ba d'accord ci ne Kaarang loolu la war a jot tey waa Kaarang buñ jotul li ñu leen wax nii def na ci maire dañuy génn nag waxuñ ko ne ko mu def ko waxuñ ko ne bu mu ko def ni anam bi amee moom lañu rafetlu wut xaalis bu mu commencé di encaissé di ko def si poosam bu dëkk bi jotul seen ceeb ñaar téeméeri saako ceeb yi ñu programmé woon ak ñaar téeméeri carton saabu ak saako ceeb bu nekk ànd ak 5 litres diwlin su ko Kaarang jotulee ci maire ko téye mais ñun la ñu waroon def nañu ko moom nag am na ñu muy proposé nit ñi waaye loolu des na ci moom en tout cas rôle conseil matal nañu ko rôle responsable politique matal nañu ko du ñu toog. na seytaan rajim ñu ngi nuyu waa Kaarang di leen baalu àq ci koor gi di leen jégal di ñaan ñu seen njégal ko di ñëw rek pour mottali li nga xam ne moom la suñu camarade Balla Diop wax ci li nga xam ne tey mbetteel bi ñu am ci niveau de la mairie mu nekk mbetteel boo xam ne nii xëy na xaaroon nañ ko parce que connaissant la personne nekkuloon ne ci coobareem rek la ñu wooye woon ne dafa bëgg a yaatal dafa am ay mbóot yoo xam ne nëbboon na ko mu bëggoon ko sañax ci biir kii bi nga xam ne nii dérogation bi ordonnance bi nga xam ne président mayee na ko communes yi mu bëggoon ko ci jaarale mais ak suñu vigilance dem nañ boo xam ne lii nekkuloon neenum neen kese parce que lu tax ma ne nekkuloon neenum neen ñun il y a de cela 15 jours mbala 20 jours si ginnaaw dem nañ ci commandant brigade dem ci commissaire Senghor wan ko ne wax dëgg yàlla dañu doon xaar maire mu woote dafa taxawal benn comité de riposte pour Covid bi pour que commune bi au moins ñëw au sauver des populations parce que tey à l'instar des autres communes gis nañu communes yëpp di dégager des montants gis aussi seen budget naka lañ koy réaménager ba mun a jàppale seen population malheureusement pour nous le maire defu ko par pour avec le conseil mais def na ko moom kenn. naka la dafay moom kenn mooy que ne am na budget bi nga xam ne moom la Balla Diop doon liir kese ci budget boobu noonu ñun bu mu ñëwee wax ñu ne jël naa sama cabinet sama carburant 1,5 million dañu tàccu ak ñaari loxo ne ko
dëgg-dëgg mbéy sa weewu tànk comme jël déparé nga si sa carburant de wax dëgg yàlla ñun amatul lu ñu wax mais nag su bàyyee secrétaire municipal def càmbaram boo wane ne fii ak fii lañ mën a jëlee ba ñun ñëpp ñu d'accord ci loolu ñëw xayma ko teg ko fenn ñu déw ba tey ajuma mu nekk ne loo xam ne lu mbetteel bu metti si ñun te rawatina nag le secrétaire municipal parce que yenn engagement bu nekkee ne maire mu ngi koy def si biir commune ci budget yaakaar naa ki gën a habilité pour defar papier document yooyu mu dem ci trésor secrétaire municipal la te secrétaire municipal bu xamoon ne xaalis boobu génnee woon nañ ko kon du wax ne poche bi war nañ fa mën a génne 1 million ba 1 million 500 mille à notre grande surprise nag maire dafa def détournement d'objectif naka la defee détournement d'objectif mooy que ne 1 million 500 mille bu nga xam ne jëlee na ko ci matériel de balayage ñuy jógee ci hall de marché te yooyu yëpp mu ngi ko jëlee ci fonds de dotation ak fonds de concours fonds propres yi nga xam ne nii moom la ñu waroon dimbalee population bi moom da ko fa bàyyi te leer na ko ne recette commune bi ren demeewul noonu mu bëgg a gàllankoor la jàppale bi nga xam ne moom la bëgg a jàppalee naka la du commune bi parce que doo ma ne tey médecin chef district sanitaire defal na leen benn facture boobu naka la ko engagé parce que tey du benn yoon boo xam ne conseil municipal bi jox na ko mandat ne ko jëleel xaalis fii dugal ko ci facture boobu noonu te conseil municipal kese moo valable mu def ko depuis que ñu voté suñu budget le 4 février boobu bi nga xam ne président mu ngi génne ordonnance le 30 avril kon donc loolu mooy ñëkk a jalgati bi nga xam ne moo ñu gën a naqari ba tax ñun ñu buude réunion boobu noonu te loolu yaakaar naa ne amul benn yoon boo xam ne Sénégal day doxee maire tëju ci bureau am rek du xool budget bi engagé nu ko neexee déedéet dafay fekk rubrique yi nga xam ne moom lañ def ci budget bi mu koy engagé noonu mieux tey jii sama collègue Balla Diop wax na ko nee na xaalis bi mu ngi koy engagé ba duggal ko ci biir poosam dans le Sénégal amul fenn te moom moo ko wax récemment ci biir sorteem ne moom day sécuriser boppam ci biñ ko waxee ci problème naka la tuddati problème Agifor kii bi comment dirais-je OFOR bi ak comité pilotage bi nga xam ne moom la yore dafa ne moom day protéger boppam ban maire moo tollu Sénégal kuy xam ne du protéger boppam tey à notre grande surprise mu jël xaalis boo xam ne nii naka la tuddati jël na ko dugal ko ci pour poosam naka la ko defee Sénégal fii ñëpp xam nañu ne tey rubrique bu nga xam ne inscrit nañ ko ci budget bi rubrique bu ñu inscrit ci budget bi rek ni nga koy jëlee mooy que ne yow mii da ngay def appel d'offre su dee montant boo xam ne dafa dépassé 15 millions appel d'offre ngay def mais su nekkee ne montant yu ndaw a ndaw yi comme ay 5 millions yooyu demande de renseignement de prix ngay def rek. demande de renseignement prix boobu noonu 3 à 4 fournisseurs boo leen wooyee ku nekk wax leen ne man lii lay jaayee nga xool le moins 10 ans ki nga xam ne moo gën a yombale mooy le moins 10 ans nga engagé ci moom mais noonu la Sénégal demee ban ngay engagé ñu jël xaalis ba jox ko sa loxo nga ñëw ne da ngay bëgg a ñëw jëndee ceeb bi Kaarang fii nii d'accord mbéy kanam naka la mbéy sa weewu tànk tey fournisseur bi nga xam ne moom la bëgg a jox marché bi mën na ko ne nag pour sama population gis seen bopp ci Covid 19 mi ci li nga xam ne moo laal engagé balaa ngaa dem di def transport di ko jëlee Foundiougne ba di ko jëlee Fatick ñëwal am ñu boole la ay commerçant biir Kaarang gannaaw bu ñu la defee engagement ba pare nga ñëw jëndee ko foofu noonu su ko defee commerçant yoo gis seen bopp mais nag du déedéet lam def mooy dem na gis na fournisseur bi génnee xaalis ci turam ba pare génnee si 10 pour cent nañ wax li nga xam ne moo tax rek engagement boo gis fournisseur jox la xaalis dana génnee 18 pour cent TVA moom këyit ya nga xam ne moo tax mu mën a génnee xaalis boobu noonu da ciy jël 10 pour cent mu nekk 28 pour cent li may wax nag connaissance de cause la parce que jaar naa ci bu baax a baax xam naa naka la fournisseurs yi di liggéey ak mairie yi noonu la def dafa dem tey bala bu nee 6 millions la engagé par exemple jox ko exemple bu nekkee engagé 6 millions 500 mille fournisseur bi dana jël si biir 6 millions 500 mille boobu nag dana jël 650 mille boo xam ne moom moo ko moom parce que ñàkk bootaayam la moo dem ñu engagé ko si turam mu dem génnee ko ñu jox ko chèque mu dem génnee ko au niveau de la CNCA bu pare CNCA buy joxe chèque boobu da ciy retiré waat 18 pour cent mais ñun yaa xayti boo nekkee 6 millions bu ñuy xeeb nga génnee ci 28 pour cent ñaata mooy des pour nga jox ko population bi moo tax ñu alerter population bi wan leen ne ñun li ñu waxoon mooy que ne ñaar téeméeru kër yi nga xam ne ñaar téeméeru njël yi nga xam ne ciblé nañ leen ku nekk li ñu la war a jox mooy que ne benn saako moom la jël moom lekk ko mbaa mu xool nu mu ko def bàyyi li nga xam ne moom la population bi dajale te mu leer que ne population li mu dajale mënu ko engagé parce que xaalis amul ren ci commune bi gare routière lañ doon jëlee xaalis gare routière tëj na ñaari weer a ngi nii marché ngi nii à 25 pour cent lay dox impôt bi moom kenn waxaaliwu ko parce que ñëwee woo dem ci kenn ne ko fayal impôt parce que borom kër buy tal lu mu lekk doo ko ñëw ne ko fayal impôt
kon fan la ñu war a mën a jëlee xaalis moom li ñu état di jox état nag ñaari mbir yi la ñuy joxe fonds de concours ak fonds de dotation bi moom la jël nii tey ñu ngi lay waxal nii ñun lii lañ xamagum rek est-ce que évacuation sanitaire bi nga xam ne 2 millions la bu nga xam ne état moo ko joxe est-ce que loolu laalu ko dégguñu fenn parce que amaguñu état d'exécution budget bi moo tax mënuñu ci sori loolu nag si fan yi di ñëw nii danañ gën a gëstu parce que loolu mooy suñu rôle premier ñun conseiller dinañ gën a gëstu boo xam budget bi nga xam ne moom lañ ko nattaloon ci diggante ñeenti weer yi jàpp juróomi weer yi lan la ci commune bi am ak lan la ci amut bu boobaa danañ dellu si waat wan leen ne kat ci lii ak lii lañ mën a teg suñu tànk parce que bëggu ñuy wax loo xam ne suba da nga ñu koy jéppee mbaa suba moom bu ko déggee duñu ci xeeb ñu ngi gërëmaat ñëpp di salaam di nuyu ñëpp di gërëm encore waa naka tuddatee Karang Info ak Saloum TV ak DJ Ama suñ TV DJ Ama bi nga xam ne suñu frère la ubbi bu bees ñëw ci mbir mi ñu ngi leen gërëmaat bu baax di gërëm internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan di gën a population Karang waaw ak suñu TV bu Mamadou Sow wax dëgg yàlla ñoom depuis ñu bugg sorti bu ñu bugg rek ñoo nañ jàppale ñu si kon ñu ngi leen di gërëmaat bu baax di leen sant bu baax di attirer attention nag bu baax le sous-préfet de Toubacouta parce que tey lii mën na dem ba egg au niveau national sous-préfet Toubacouta mu xam ne balaa mu approuver lenn na xool bu baax parce que moom la yàlla teg muy approuvé li nga xam ne moom la décision yi nga conseil municipal doon jël te bii ba comment dirais-je bureau municipal war ko jël loolu ñu ngi leen gërëmaat bu baax di leen sant wasalaam